imam wax nga ko sànq ci introduction bi titre thème bi xaw na am tuuti évolution tuuti par rapport bi nga ko waxee parce que gannaaw bi ma monsieur Mboub envoyé thème bi dama ko jox ay observation mu xaw ko reformuler tuuti formulation définitive bi mooy la dimension spirituelle dans l'acte de juger et réflexion sur le jugement islamique par rapport au jugement laïque. Man nag damay insister surtout sur le premier aspect du thème, c'est la dimension spirituelle dans l'acte de juger. Ma bàyyi imam Ndari suñu imam bi moom mu développer beneen aspect pour mu bañ a am benn répétition. Bu ñu nee dimension spirituelle dans l'acte de juger nag dañuy commencer comme ñun dañoo jàngal balaa ngay dugg ci sujet bi da ngay définir les termes ñu wax lan la ñuy dégg ci acte de juger d'abord ak ci dimension spirituelle. fii su ñuy wax acte de juger duggaguñu ci système islamique wala non islamique. Acte de juger en tant que processus lay wax parce que àtte moom ak foo mënta nekk ci monde bi dafa am ay constantes mooy nga nekk système islamique maa nga nekk système non islamique nga nekk Sénégal nga nekk États-Unis dafa am ay constantes yoo xam ni foo dem fekk ko constante boobu bokk na ci cheminement intellectuel bu juge bi di jaar pour mën a joxe verdict cheminement intellectuel boobu moom mooy procès mu nekk civil moom mu nekk pénal moom lu mënta doon juge bi premièrement war na fexe ba xam dëgg bi lan moo xew l'accès à la vérité xam lan moo xew d'abord ensuite bu demee ba xam lan moo xew maanaam la connaissance des faits mu mun ko nag àtte ci dëgg ci maandu ci neutralité donc il y a une exigence de vérité et une exigence de neutralité ñaar yooyu foo dem ci àtte da nga ko fay fekk beneen constante bi mooy boo jëlee ci wàllu processus pénal procès pénal dafa am ay constante tam yoo xam ni nit ki su fekkee dañ koo topp dañ koo tuumaal faw ñu déglu ko te ki ko topp walla ki ko tuumaal faw mu andi firnde ni kii li ñu ko tuumaal moo ko def te bu ñu ko dégloo tamit juge bi day sukkandiku ci loolu preuve yooyu yëpp firnde yëpp pour mën a joxe àtte donc yooyu ay constante la ndax dugguñu si bu ñu demee kan moo war a déglu ko warul déglu ban façon àtte lañ koy ban façon daan lañ koy daan loolu moom mun na wute selon les pays mais li ma wax nii c'est des constantes man constante boobu nag bu waxee acte de juger ci constante boobu la ñuy jëmagum pour réflexion bi mën a embrasser tous les systèmes bu ñu nee léegi dimension spirituelle acte de juger àtte moom ñëpp xam nañ ne am na dimension sociale parce que booy àtte diggante ñaari nit am na noo koy àtte di nga dem ba defar diggante bi ñaar ñu xuloo am na nooy àtte bu finalement dañuy jóge ci tribunal bi ñu juboo am na nooy defee tamit boo deful ndànk fa lañuy jóge xuloo ba faw donc am na dimension sociale àtte am na dimension symbolique dafa am suñu benn doyen bu tudd Ousmane Camara xëy na ñu bari ci yéen xam ngeen ko doyen Ousmane Camara dafa ma doon nettali mu ne ci procès Mamadou Dia dafa toogoon bu muy dem bay waaj a yéeg au parquet président juridiction bi ne ko jeune homme fais attention la robe que tu portes ne t'appartient pas et donc ne la salis pas li mu ko bëggoon wax foofu mooy robe li mu nar a def du moom rek la engagé dafa engagé toute l'institution judiciaire donc acte de juger au-delà des parties day am benn répercussion ci nit ñi nu ñuy gisee juridiction yëpp donc am na dimension symbolique àtte tamit am na dimension économique parce que ñoo xam nañ ne tey les investisseurs bu ñu ñëw ci dëkk bokk na ci paramètres yu ñuy xool ndax àtte yi day jaar yoon ndax day gaaw ndax boo demee ba am sa contrat bu fekkee sa waa ji ki nga ko sekkal exécuté ko ndax boo demee tribunal dina la jox dëgg ci délai bu gaaw loolu bokk na donc am na benn dimension économique maintenant est-ce que am na dimension spirituelle
bu ñu wax dimension spirituelle fii bu ñu wax dimension spirituelle mooy déjà sensu dund doomu aadama li tax nit ki ñëw fii ci suuf nan la gisee àddinaam ak nan lay def ba dundinam méngoo ak gis-gis boobu te ñun en tant que croyant bu ñu waxee spiritualité rek foo ñu delloo ko ci yàlla delloo ko ci aqida delloo ko ci diine donc naka la ñu mën a méngalee acte de juger boobu àtte ak fu mu toon ak diine yan rapport la am suñu réflexion bi nag mu commencé woon ko ci livre bi gis naa ci ñaari forme de rapport mu ngi doon nag ñaari partie exposé benn forme de rapport bi ma gis dimension spirituelle bi mooy àtte am na noo koy gisee day lay delloo ci yàlla àtte bu mu mënta doon nag waxuma àtte islamique parce que àtte islamique sax mën nañ ne foofu da ngay appliquer Coran bi wala charia bi loolu moom faw donc nga delloo ci yàlla mais àtte li ma ko expliquer nii en tant que processus am na noo koy xoolee da lay delloo ci yàlla ci naka la lay delloo ci yàlla benn bi mooy da lay delloo ci yàlla parce que daf lay fàttali que yow ki ngay àtte nii wala ki ñuy àtte nii li ñu koy def loolu bés dina ñëw yow ñu def la ko xam nga dañuy wax ni ci mbindeef yépp nit rek moom moo am conscience que dina génn àddina dina dee les animaux ñu ngi dund mais amuñu conscience boobu mais ñun jullit yi te même suñu mbokk chrétiens yi non seulement xam nañ ne dañuy dee mais xam nañ ne bés dina ñëw ñu àtte ñu donc loolu dafa bokk ci suñu condition humaine dañuy judd dañuy màgg dañuy dund dañuy génn àddina bés dina ñëw ñu àtte ñu loolu dafa bokk suñu croyance donc àtte bi misaal la boo xoolee àtte surtout procès criminel ni ñu ko organiser misaal la ci ñun loolu ñuy xaar foofu yomal xiyam te loolu boo xoolee nga liir yenn passage alxuraan méngale ko ak li ñuy dund fii ci procès criminel da ngay gis ñu passage yu bari daf lay delloo ci li ñu nar a xew ëllëg te ñun boobu foofu ñun war fa nekk des personnes à juger dafay nuru téere bi nga xam ne fii la greffier bi moom moo koy jàng ñu tënk ci li ñu tuumal nit ki donc déjà gis nga comparaison bi fii boo xoolee daf lay jox comparaison yow ma yow nga dem ci wàllu comme ni ma waxee woon sànq processus acte de juger processus bi am na benn aspect boo xam ne interrogatoire la te loolu fépp la am ku ñu fi tuumaal ku ne dañ lay laaj fii suñu procédure criminelle bu fekkee dañ lay laaj dafa am lu ñuy wax pouvoir discrétionnaire moom la code de procédure pénale maanaam su fekkee nit ki dañ koo laaj président bi laaj ba gis ni dëgg bi mënagul feeñ soit parce que waa ji dafay weddi walla témoin walla preuve yi ñu fa andi doyagul pouvoir bi code bi jox na ko ay sañ-sañ mu dem uti yeneen forme de preuve moo xam ay nit lay woo walla ay document lay uti feneen walla leneen yowmal xiyaam ku nekk dañ lay laaj mais su fekkee dem nga ba bëgg a weddi suñu borom mu ngi wax ni tamit ci suuratul Yaasin al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun donc foofu tamit bu fekkee demoon ku dem ba bëgg a weddi sax yàlla mun na kaste sa gémmiñ waxloo say cër say loxo say tànk ñuy wax donc gis nga fii tamit ni mu amee fii possibilité ñu mën a éclater faire rejaillir la vérité donc yow da nga bëgg a bañ wala fële tamit yowmal xiyaam ku naroo weddi sax yàlla am na forme de preuve yi muy am yoo xam ni bu ko indee rek dëgg bi day fekk parce que munoo muus ba def loo xam ne sa cër yi ñu ko fekkee comme ku dem bay waxloo cër moom xam nga dëgg foog mu fekk loolu tam boo demee ba àtte bi jeex fii li ngay njëkk gis tey su fekkee dañoo àtte ñu ne tey la verdict bi ñaari mbir moo mën a am soit nit ki dañ koo àtte bàyyi ko
wala ñu àtte daan ko buñ ko àttee daan ko évidemment du kontaan te di nga gis rek di nga ko gis ci réaction bi di nga ko gis ci xar kanam gi buñ ko àttee bàyyi ko di nga ko gis tamit ci xar kanam bi dangay gis mu reetaan mu féex dem delloo si njabootam boo demee ci alxuraan tamit lu ñu lay wax fa ammaa man uutiya kitaabahu bi yamiini fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira wa yanqalibu ila ahlihi masruura ki nga xam ne dañ koo àtte jox ko mu ñar koo jox téeréem ci loxo droite àtte ko àtte bu yomb mu war a dem àjjana day kontaan xar kanamam leer mu dellu ci njabootam donc ñaari réaction yi ñoo fay nekk donc lii mooy wan ni premier donc boo xoolee àtte procès criminel de bout en bout boo ko xoolee dalay delloo ci yow sa condition humaine nekk man kat lii misaal la ci nar a xew ëllëg sauf que dafay am changement d'acteur parce que fii moom da ngay nekk juge fële da ngay nekk jugé wala fii da ngay nekk spectateur di seetaan wala nga nekk sama mbokk bi avocat fële moom ñëpp dañuy nekk ay personnes à juger kenn mooy nekk fële mooy suñu borom donc boobu mooy premier wu aspect pour wane ni que acte de juger daf ñuy delloo ci yàlla deuxième forme bi pour wane ni acte bi daf ñuy delloo ci yàlla mooy dafa am imaam wax nga fi léegi alaysa llaahu bi ahkamil haakimiin xam nga loolu ñëpp daanaka mën naa ne amul benn politicien sax boo xamul léegi aaya boobu ñëpp a koy wax mais yenn saa yi aaya yi danga koy jàng di romb mais lu la koy gën a firndeel mooy li ngay dund li benn borom xam di wax yàlla livre mais yàlla livre du monde li ngay dund chaque jour moom mooy gën a firndeel ni ndekete kat li ma jàng lii xamoon naa ni sax gëm naa ko mais tey laa gën a xam ni lu tax yàlla wax ko te yoolu tam yàlla da ko wax ci alxuraan sanurihim ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum annahu alxaq dinaa leen gën wan samay signe ci ci univers bi ak ci yéen seen bopp ba mu wóor leen ni lii dëgg la léegi lu tax suñu borom ne alaysa llaahu bi ahkamil haakimiin gis naa ni au moins parce que am na yeneen raison mais au moins gis naa am na 3 remarques yi ma gis yoo xam ni ci lu ñuy dund par rapport ak ñun juge yi day wane ni dëgg yàlla mooy ahkamul haakimiin benn bi mooy suñu borom moom lépp la fekkee ñun dañuy àtte lu ñu fekkewul dañoo xaw a dëgër fit sax moo tax ñu àtte lu ñu fekkewul mais suñu borom moom lépp la fekkee wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi nee na amul benn situation bi ngeen mën a nekk moo xam da ngeen jàng alxuraan moo xam da ngeen di nekk ci leneen moo xam da ngeen nekk tey comme conférence lu dul ni man nekk naa foofu fi ngeen moment bi ngeen koy nekk maa ngi fa donc moom il est déjà témoin de toute chose loolu rek doyoon na pour mu mën a nekk ahkamul haakimiin parce que fekkee na lépp mu kenn nettaliwu ñun dañuy nettali rek te ki ñuy nettali sax mën na bañ a wax dëgg deuxième raison mooy moom moment bi ngeen koy def nit ki ak lu mu mënta def yàlla mu ngi ut ay malaayka yuy enregistré moment bi nga koy def wa inna aleykum la xaafizin kiraman kaatibin yaalamuuna ma tafalun donc lu ngay def lu nekk mu ngi koy enregistré en temps réel mu koy enregistré li ngay wax lu nekk tamit ñu ngi koy enregistré en temps réel maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid donc li ngay def ñu ngi koy enregistré li ngay wax ñu ngi koy enregistré 2 raisons déjà benn bi il est témoin de toutes choses deuxième chose il enregistre tout en temps réel troisième bi mooy yow boo demee ba yowmal xiyaam nag moom dafa am ay forme de témoignage ay ñoo xam ne dañuy témoigner ci li ñuy def non seulement y a le livre boo xam ne ku nekk tënk nañ ci li nga jot a def yépp mais comme ni ma waxee woon sànq yàlla day waxloo cër yi al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun
loxo yi dinañu fekkee dinañ wax lu ñu doon def tànk yi wax lu ñu doon def ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ba ci suuf si sax day nettali lu xewoon ci kaw. donc voilà 3 raisons yu wane ni yàlla dëgg-dëgg moom mooy ahkamul hakimin te loolu lu koy may mooy observation bi ngay def fii nga def gis contraste bi moom mooy tax ngay gën a am yaqin ci màggaayu ak xereñu suñu borom. donc lii mooy première partie exposé bi wane ni que procès bi am na noo bët yoo koy xoolee daf lay delloo ci suñu borom delloo la suñu borom parce que daf la ñuy fàttali ñun suñu condition humaine dañoo war a juger ëllëg delloo ñu suñu borom aussi parce que daf ñuy gën a leeral màggaayu ak xereñu suñu borom ñu xam ni que moom mooy dëgg ahkamul hakimin. beneen fànn bi pour dimension spirituelle bi mooy deuxième partie bi mooy suñu ngëm-ngëm ñun dafay am jeexital ci ni ñuy àtte fii walla bon mën nañu dimbali ba ñu mën a àtte bu mucc ayib. xam nga àtte dafa nekk benn activité bu spéciale parce que boo nekkee maçon walla nga nekk footballeur walla nga nekk peintre technique bi moo ëpp solo ajuwul nga gëm yàlla walla pour nga mën football ku gëm yàlla mën na football ku gëm yàlla boo neexee mën nga boo aayee bu fekkee mën nga sa métier war nga mën a maçon. caméraman yii sax laajul ñu gëm yàlla pour ñu mën a def caméraman mais atte moom même bu fekkoon gëmoo yàlla da nga war a jub pour mën a atte parce que atte du simple technique c'est une science mais c'est surtout un acte de conscience. science la parce que il faut nga jàng ñun ñëpp bu ñu génnee ENAM dañuy jaar ENAM ñu jàngal ñu nag ngay dégloo nit ñi nan ngay bindee jugement bi nan ngay defee enquête et cetera mais bu loolu weesoo li tax yow boo demee bay waaj a àtte nga war a bañ a faral sa mbokk ci kaw keneen ku dul sa mbokk loolu du xam-xam loolu maandute li tax yow bu fekkee nga war a nekk àttekat ñu war la gaaral xaalis du bari ñu la defal lii nga bañ loolu du question xam-xam loolu maandute lu tax nga war a nekk àttekat mu am pression ñu ne la lii nga ne man du ma ko def loolu maandute la loolu jotewul dara ak xam-xam bi léegi nag ngëm-ngëm bi daf lay dimbali ci aspect boobu naka la lay dimbali si ñaari fànn benn fànn bi mooy ki nga xam ne dafa gëm ni bés dina ñëw ñu àtte ko ak ki nga xam ne gëmu ko mënuñoo bokk comportement parce que boo gëmee ni bés dina ñëw yow ñu àtte la loolu day am jeexital forcément ci li ngay def parce que yaa ngi bàyyi xel ni bés dina ñëw ma rendre compte ci li may def suñu borom mu wax ci alxuraan yaa Daawuud inna ja'alnaa xalifatan fil ard fahkum bayna an-naas bil haqq wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah inna allazina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidum bima nasu yawmal hisaab bima nasu yawmal hisaab boobu mooy ñi nga xam ne dañoo topp seeni bànneex c'est parce que dañoo fàtte boobu xisaab jouru xisaab boobu yawmal hisaab boobu la ñu fàtte donc nga dégg ci ni plus ngay bàyyi xel yawmal hisaab boobu plus nga koy bàyyi xel plus ngay mën a am kàttan ak force morale pour mën a bañ a jeng donc fii mën naa ne dama dem ba wax nag ku gëmul yàlla doo mën a àtte parce que tamit mais au moins il faut nga am valeur nit ki mënoo mën a àtte bu mucc ayib te amoo valeur ne ko une personne de valeur benn waaye nee na nul je crois que c'est Guy Canavé moom mooy le premier président de la cour suprême cour de cassation en France nul n'est bon juge s'il n'est homme de bien kooku xëy na sax moom peut-être bokkul sax ci benn diine mais nitu valeur la nitu éthique la
nul n'est bon juge s'il n'est homme de bien. Parce que caméraman moom j'ai rien contre les caméramans mais caméraman moom nga baax ak nga baaxul lii war nga ko mën def ku jub wala mën a def caméraman ku jubul war nga ko mën def mais atte bu mucc ayib ànd ak maandute loolu ku baax ak ku gëm valeur moo ko mën def te ñun en tant que croyant valeur boobu fu ñu koy sukkandikoo fu ñu koy puiser mais ci suñu aqida suñu gëm-gëm xam ni bés dina ñëw li ngay def fii bés dina ñëw ñu àtte la si yow rek donc première chose boobu deuxième aspect mooy bu fekkee diine du rek jàkkaarloog penku di julli wala def leneen c'est d'abord des valeurs yu la l'islam proposé pour nga adhérer ci valeurs yooyu bokk na ci yow surtout yow da ngay xam ni sa objectif sur terre wala sa objectif ci sa dund dépassé na àddina objectif nit koo xam ne ku gëm dépassé na àddina àllaaxira la ñun ñëpp tey dañu ñaan yàlla may ñu objectif boobu mooy nga dund gu sell génn àddina yàlla gërëm la dugal la àjjana loolu mooy l'objectif principal sinon unique sax yeneen objectif yi ñu mës a am yépp ay objectif intermédiaire la rek bëgg naa am kër bëgg naa am soxna bëgg naa am ñaareel comme waa ji am naa bëgg naa am ñaareel sama waa ji toog fee ainsi de suite c'est des objectifs intermédiaires rek bëgg naa am beneen kër bëgg naa am entreprise bu taxaw loolu yëpp c'est des moyens de vivre mais c'est pas une fin en soi te moyens yooyu lu ñu si yàlla wax mooy nañ ko utiliser pour objectif bi wabtaghi fii maa aataaka Allahu daaral aaxira wala tansa nasiibaka mina dunya wahsin kamaa ahsana Allahu ilayk donc boo xoolee àtte comme ni ma ko waxee sànq spécificité bi mooy exigence d'impartialité boobu lu koy yàq ñaari mbir moo koy yàq benn bi mooy yow li nga xam ne mu ngi sa biir nga am ngay jeng nga war a faral par exemple sa xarit wala nga war a faral sa ku am alal ci kaw ku dul amul alal loolu comme ni ma ko waxee sànq sa ngëm-ngëm ak xam bi nga xam ni bés dina ñëw ñu àtte la loolu moo lay may nga bañ a jàng-jàng boobu leneen lu mën a yàq sa impartialité boobu mooy lu jóge ci biti di ñëw ñu la ko imposer ñu ne la par exemple bu fekkee defoo nii doo am poste bu baax dañ lay xañ poste bu fekkee defoo nii doo am lii ainsi de suite wala bu fekkee defee nii dañ lay dindi fi sa poste bu baax bi nga am dañ la fay dindi mais loolu lu la koy mën a dimbali gannaaw les textes qu'on organise lu ci gën a mën a dimbali mooy li ma wax léegi nga xam ni yow benn objectif nga am mooy fawzul azim bi yàlla wax na ci alxuraan ni moom loolu moom radiyallahu anhum wa radu anhu zalika al fawzul azim mooy yàlla gërëm la yowet nga kontaan ci yàlla lu mu la gërëm te loolu rek moo la mën a dimbali ci loolu parce que texte mën nañu organiser ay textes di protéger ay magistrats protéger ay juges ne kenn du la def lii mais au fond li tax nit ki gën a mën a jubal dëgg moom mooy nga am yaqin ni yow sa objectif dépassé na poste dépassé na li fi nekk sa objectif mooy boo génnee àddina yàlla gërëm te loolu spiritualité moo la koy may ngëm-ngëm moo la koy may donc ci noonu nga mën a lu ñu mën a waxee ni que ngëm-ngëm ak spiritualité dafay dëgëral juge bi ba pare di ko may mu mën a atte bu mucc ay donc Imam Ndiaye su ma bëggee tënk ci conclusion ñaar yooyu laay wax benn bi mooy atte ak foo ko mënta jëlee nag atte islamique beeg atte non islamique beeg daf ñuy delloo ci suñu borom suñu borom parce que daf ñuy fàttali ni ñun kat bés dina ñëw ki ñuy atte nii ñu nekk ci place comme place am ñuy war ñu atte nga boo demee tribunal que nga nekk avocat wala nga nekk spectateur wala nga nekk ci public wala nga nekk juge
nga gis kenn ñu koy woo di ko laaj xamal ne bés dana ñëw yow it ñu woo la laaj donc loolu dafa war a nekk des moments de méditation waru nekk des moments yoo xam ne da ngay ñëw rek di reetaan daf di dem xam nga nag le problème mooy problème de gis-gis la rek parce que nit mën na ñëw gis lii dem keneen yow gis leneen parce que comme ni ñuy waxee ni du bët mooy xool waaye xool mooy gis mu ngeen xoolandoo benn bés benn mbir kii gis lële kii gis lële comme ni ko Alxuraan waxee fala ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur xol mooy gis xol mooy gumba xol mooy gis kon yàlla na yàlla may xol yuy gis ba nga xam ni bu ñu gisee àtteen yi du ñu nekk fii di reetaan wala di leneen mu nekk su ñun benn leçon boo xam ni dañ benn sujet de méditation mu bañ a nekk un sujet de divertissement wala de leneen beneen bi comme ni ma ko waxee léegi ngëm-ngëm dafay dëgëral àtte day tax àtte mucc ayib te man jàpp naa ni loolu waruñu am complexe wax ko parce que impression bi ngay am parfois booy discuter ak nit ñi c'est comme si dañuy rus a wax sax ñoom dañoo gëm fenn wala bu ñu nekkee ci benn lieu public dañuy teg fa mettre en parenthèse seen gëm-gëm non même bu fekkee nekkuñu sax ci pays islamique mais état bi moo laïque mais ñun on n'est pas laïque état moo laïque état dafa am laïcité c'est la neutralité de l'état mais nit ñi seen bopp dañoo am lu ñu gëm te gëm-gëm boobu foofu mu am benn jeexital ci seen comportement parce que loolu la ñuy laaj si ngëm bu fekkee da ngay gëm te yow sa comportement ak comportement ko gëmul bokkul kon sa ngëm bi des na kon loolu daal laa xamoon li may tënk ci wax ji comme ni ma waxee imam ñun nag du ñu ay imam kii mooy imam bi mooy vrai imam bi mooy jël parole tout à l'heure dañoo defoon ay gëstu rek fas yéene ko partager ak public bi te xam naa ñu fi nekk da am ñu bëri ñu fi nekk yoo xam ne war nañu ma bokk participer ci débat bi bokk nekk am ci enrichissement asalaamaaleykum wa rahmatullah